jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite di leen dalal jàmm ci seen chaîne préférée di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu am mbégte daal di toog ak ki nga xamante ne moom moo di Abdou Karim Gueye kanamam nag doon lu ñu xàmmee ci lutte yi nga xamante ne ni moom lay faral di mëne ñu fas yéene nag sekk ak moom waxtaan lépp lu ñeel wàllu actualité fii ci réewum Sénégal Abdou Karim Gueye ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoon teg internet di les sant ci sans limite laata rek ñu dugg ci waxtaan wi. waaw maa ngi lay fay ma sœur maa ngi lay ziar bu baax a baax di la nuyu di nuyu sa équipe bi di nuyu suñu mbokk internet yëpp di nuyu waa sans limite di ñaan yàlla rek bañ fa wax lu ñuy xewee asalaamaaleykum di baalu ñëpp àq si weeru koor bi di ñaan yàlla rek mu bañ a nekk suñu mujjantalu koor yàlla nangul ñu aussi suñu jaamu yàlla ñu dugg ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum. jërëjëf Abdou Karim Gueye récemment ñu gis ne def nga benn sortie di wax ci décès ki nga xamante ne moom moo di doyen des juges Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm xëy na ni nga génnee ak idée générale en tout cas vidéo bi mooy que rek ne ginnaaw bi nga xamante ne nii doyen des juges dëddu na gis nañu ay réaction yoo xamante ne nii daal rafetlu wuñu ko ci réseaux sociaux yi tey jii nii bu ñu demee ba situation bi tëddee nii. ci yow jàpp nga ni ki nga xamante ne moom moo di président Macky Sall moom moo tax li ni mel mais loolu est-ce que mën nga ñëw wax le comment lan moo tax nga xalaatee noonu. waaw déjà xam nga boo seetee dama ko njëkk a delloo si ci wàllu religion d'abord dama ñëw si ñun en tant que musulman lan mooy suñu devoir xam nga jullit moom ci ngay référé wu ñëpp xam nañ ko mooy sang bi sallallahu alayhi wasallam alors lan la prophète bi wax si loolu. bu fekkee nit dafa génn àdduna parce que après tout lu mën a am ci àdduna léeg-léeg bu mën a am ñun nous sommes des musulmans alors Rasulullah sallam dafa wax mu ne sa mbokku jullit bu génnee àdduna soo mënu wax ci moom lu rafet mu ne noppil alors c'est vrai que affaire juge bi metti na quoi ñun ñëpp la metti mooy li nga xamante ni ñëpp gis nañ li fi xew mu nekk ay affaires yoo xam ni peut-être bëgguñu nekk ci di ko waxaat daal mais Macky Sall nu mu yoree Sénégal dem ba yegg ci laal loo xam dafa dem ba nit ñi nekkatuñu ay nit au fait demetuñu seen sago dem ba toll ci maanaam ci ñàkk respecté askanam ba nga xamante ni nit ñi dañ dem ba mujj gi defante bi léegi Sénégal dafa mujj nekk dëkku defante quoi léegi da ngay gis lu musul am Sénégal mi ngi am ay affaire ethniciste da ngay gis ay ethnicisme da ngay gis ay joola séeréer yi am problème. xam nga wala joolaa kii loolu musul am Sénégal da ngay gis affaire tukulóor ñu naan ay xam nga ministres yi ay tukulóor lañ pour lu tax député ay tukulóor lañ nga gis ay député yu taxaw naan ku ñu dara xañ troisième mandat nañ génnee jaasi loolu yëpp si nguuru Macky Sall la am nga gis Penda Ba taxaw saaga olof yëpp loolu yëpp ci nguuru Macky Sall la am c'est-à-dire dañ dem ba yegg foo xam ni Sénégal loolu musul am Sénégal te yàlla dafa def mag ñi dafa am lu ñu fi bàyyi quoi loo xam dafa am solo muy kal maanaam ma sant Guèye yow nga sant Seck loolu wala Diaw loolu mag ñi defuñ ko créé wuñ ko wala ma sant Diagne nga sant Fall mag ñi créé wuñ ko pour dara li taxoon ñu créé ko mooy lii lañ doon bañ c'est-à-dire joolaay par exemple bu ñuy xeex bu ñu gisee séeréer dañuy bàyyi xeex bi tukulóor ak séeréer fu ñu daje duñ jàppante loolu mag ñi ñoo ko créé woon pour maanaam bañ a indi yi nga xam mooy am en Afrique ngay gis Afrique ci sous région bi ni ñuy rayantee si affaire ethnique gis nga fi ay kaw Rwanda ak yooyu yëpp daal te yooyu en général tubaab bi dañ siy jaar pour jaxase réew gouvernement yi dañ siy jaar pour abuser ci yi nga gis yi xew yëpp loolu mën nañ ci mucc ñun parce que mag ñi teel nañ ko defar teel ko ñàkk mais Macky Sall malgré li Senghor nekk fi nekk président chrétien nekk président séeréer toog na fi musuñu am problème yooyu di ci wàllu religion di ci wàllu dara ñoom politique dafa dem ba jaral leen lu nekk foofu la Macky Sall yóbbu politique bu Sénégal loolu nag moo jur tey juge bi génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm après ngay gis nit ñi di jubilé xam nga parce que juge bi aussi na ko yàlla yërëm mais dafa bëri ay affaires yoo xamante ni da ci dugal loxoom yoo xamante ni amaana mënoon naa ñàkk te da ngay gis ni abus de pouvoir la woon wala ñu utiliser loolu seen justice bi di ko à leur fin politique mooy kaaw Imam Ndaw su ma la waxee ma sœur 3 ans lañ ko tëj dem fekk ko këram 4 heures du matin wàcce fa contingent gendarmerie takk ko ay mënat fekk plus de 200 xale yu ndaw daara ñu koy xool ñuy tuur saaku ceeb bi gendarmerie tuur saaku ceeb bi ñu takk ko mënate ko yóbbu ko tëj ko 3 ans ne ko defoo dara ba léegi Macky Sall prononcé wul si loolu c'est-à-dire. terrorisme lañ ko toppee woon. waaw terrorisme lañ ko rancune boobu noonu yooyu noonu nga xam mooy nekk si nit yi xam nga tey taalibe Imam Ndao mënul bëgg Macky Sall léegi ku bëggul Macky Sall mënul bëgg ko ànd ak Macky Sall
kon na Macky Sall su dee boo watul yow boo bàyyi ko xel yàlla rek da ngay def toj-toj donc man foofu laa doon waxee nag moo tax ma doon wax ma ni nañu dal quoi parce que lu mën a am nit kenn du ko yéene safara te gis naa ci internet bi loo xam ne musuma ko gis Sénégal nañ dal ñun ñëpp nag metti nañu Macky Sall ni muy doxale ñun ñëpp koy xeex mais man da yéene ma Macky Sall dee. ci pàcc woowu même en dehors du fait que ni gis nañu commentaire yi nga xam ne dafa xaw a ëpp côté de ces doyen des juges Samba Sall mais on a remarqué que ces derniers mois violence bi nga xamante ne dafa am ci réseaux sociaux yi tamit yaakaar naa ne loolu tamit war ngeen ci génn wax parce que jéggi na dayoo ndax ku jékki saay wax dara ci sa benn leader politique ñu génn saaga la loolu tey ji tamit est-ce que du beneen problème boo xamante ni nii war ngeen koo mën a régler. waaw politique moo dem ba yegg foo xam ñun suñu rôle en tant qu'activiste mooy comme li nga wax rek loolu mais xam nga politique moo dem ba yegg foo xamante ni xel xalaatu ko woon mu yegg fa Sénégalais dañoo dem ba mujj gi amatuñ sax xolu muñ dañ dem ba mujj gi dañuy gis ni léegi comme Macky Sall ñi lay doxal nañ defanteeg moom c'est-à-dire xam nga dëkk bu nekk image yu njiitam lay yor image homme politique gis nga yaa xam mbay yi muy wax si kanamu télé bi ay da ngeen ñëw bett ay dañoo def nangam na nga gis ñi jug ak mettitu xol gis ni Macky Sall li muy gouverner mu yàgg trop université étudiants yi jooy nañ ba sonn nga gis c'est-à-dire bu cité du jeex ay 480 580 jeunes dee ci gaal gi c'est-à-dire nga gis yooyu yëpp nit ñi di dund ay dund yu méttee métti élection jot ñu privé leen seen droit de vote jox leen ay cartes yoo xam ne non inscrits sur la liste dañu leen wax plus de 2 millions de jeunes ñu privé leen seen droit de vote secteur informel sax booy jaay table sax ñu fekk la fa ne doo fi jaayee c'est-à-dire nit ñi dem ba ras le bol bi nit ñi di songu gaal gi di dee ñi di nekk si jafe-jafe yoo xam ne après yow nit ñi bi ñu jugee ñetti fan yu wan la seen bopp bañ 13 jeunes dee ci après nga yónni say nit ñu tax naan ci télé bi ay c'est pas le peuple sénégalais c'est-à-dire sénégalais ay dof lañ quoi ñoom mënuñu indi ñëw c'est-à-dire kon lii xew ni dafa am lu nekk si ginnaaw ay forces occultes la ay terroristes la c'est-à-dire yooyu après nit ñi dañuy def ba benn instant dañuy mel kenn xalaatul quoi léegi loolu nag mu indi nag nit dee ñu ne non léegi gars yi xam nga ki dee ñun duñ ko ñaanal soo nee nit du ma ko ñaanal mooy yéene woo ko àjjana te koo yéenewul àjjana évidemment yéene woo ko safara nga ko yéene te safara ku xam safara li ci yàlla wax mais doo ko yéene doomu aadama àdduna ak lu fi mën a am ak lu mën a doon mais safara nit mënu ko yéene parce que dafa éternel parce que du jeex dañ lay lakk ba nga xëm ñu defaraat la yaram bu bees lakkaat la ba keroog bu amul jeex mais loolu man pour man ci àdduna nit mënu ma def ma lu tax ma yéene ko loolu ci àdduna donc man dama jàpp ni dañu war a delloo soit xel delloo Sénégalu démb bi indiwaat suñu Sénégal parce que waruñu nangu politique yi di yàq suñu Sénégal déedéet waruñu ko nangu parce que Sénégal lu mës a am ak lu mën a am ci politique aussi nit ñi daan nañ ànd ak dal daan nañ déglu kilifa yi dinañ mer nag dinañ indi ñëw dinañ manifester mais nag pas yegg ci yéen nit dee wala yooyu daal loolu moo taxoon vraiment ma def sortie boobu et que yaakaar naa ni am na tuuti effet bu mu def et que nit ñi am nañ ci te ñun aussi comme li nga wax rek dañ siy taxaw saa su ne di xool di fexe ba réseaux sociaux moom mbedd la rek mbedd moom lu nekk ci xew donc il faut pas ñuy juger parti politique par rapport ak ay commentaires aux réseaux sociaux wala ay nit ay partisans yoo xam ne jàpp nga ni kii profil Ousmane Sonko la def wala profil Idrissa Seck wala non nit mënoo ko àttee noonu mënoo àttee parti politique am ci ay commentaires Facebook wala ay commentaires réseaux sociaux non da ngay parti politique dafa am ay responsable am ay nit yu ci nekk am ay leader de parti am nangam donc yooyu yëpp aussi c'est à respecter par rapport ak parti bi ak ñi nga xam ni mooy réseaux sociaux yi. jóge itam ci ay manifestations yu tar yoo xamante ne ni sama juumal 14 personnes ñàkk nañ ci seen bakkan ñu bëggoon a xam loolu noonu tey ji lan la ñu mën a retenir ci émeutes yi nga xamante ne moom moo amoon fii ci réewum Sénégal suma juumul la majorité en tout cas de ceux qui sont sortis pour génn xeex li ñu jàpp rek moom moo di seen démocratie dëkk en tout cas lañ doon xeex ak bañ li nga xamante ne moom moo di noot gi leen président Macky Sall en tout cas loolu lañ jàpp noot bi leen président Macky Sall noot lañ mënta nangu mais tey jii nii lan la ñu mën a retenir à la fin de toute cette histoire. waaw déjà mooy li mu la wax xam nga maa ngi koy wax démb rek xam nga bërki dem benn c'est-à-dire manifestation yi li ñu ciy jàng mooy il faut Sénégalais yi comprendre xam ni du c'est pas un truc d'un jour quoi. xam nga ça c'est pas fait en un seul jour nekkul loo xam dañoo xëy rek wax ko ñaari fan rek ñëpp jóg déedéet ay atu communication la jàpp nañ Karim jàpp nañ Guy Marius Sagna jàpp nañ Y'en a marre def nañ manifestation fii préfet bañ na lii loolu pendant presque 9 ans la ci communication boo xamante ni day yee askan bi yàlla indil ñu ay ñoom Clédor Sène ñu ñuy wax ressources naturelles yi ni ñu koy sàccee entreprise pétrolière yi nga xam ne ñu ngi dugg ci dëkk bi
xam nga ni Macky Sall di bazarder pétrole bi ay Total xam nga ngay gis communication bi am doole nit ñi di si jàpp nit ñi di ñëw ba tey ba indi mu jëli Souleymane Jules Diop mi doon saaga Abdoulaye Wade indi ko def ko ministre conseiller après tuuti yàlla génnee Assane Diouf c'est-à-dire yàlla di ko wan fu lu mu def rek après am na lu koy teg c'est que loolu moo indi tey manifestation 3 jours yi ñuy wax ñi ngi leen wax ne Auchan mooy lan mooy Total kan mooy Bolloré communication la demal nga xool réseaux sociaux yi dañuy yàgg toog di wax ñu ñuy jàpp diñu tëj yàgg manifester ay manifestation fu nekk ay place de l'indépendance Obélix yëpp communication ci rajo yi télé yi réseaux sociaux yi leeral sénégalais yi ba jeunes yi ñor xom ba xam ni Macky Sall mi baaxul élection présidentielle jot mu sàcc élection yi xam nga boo gouverner peuple bu la votel boo sàccee élection lii lay indi ñëpp dañuy dànq fanaanal mer di la xaar donc loolu nag moo indi moo une bombe à retardement boobu nag moo def 3 jours yi. En 2013 ci lañ la njëkk a jàpp récemment en tout cas gis nañ ni itam dugalal lañ la prison su ma juumul wax nga ko sànq te ci suñu waxtaan que ni nag ni daaw lañ la jàppoon yóbbu la prison mu am nag loo xamante ni jot na la fa dal ñi naan Abdou Karim Gueye dañ ko empoisonné en prison ñu mujjee ko évacuer ndax mën nga ñëwal rek ci tënk naka la mbir mi demee foofu ndax est avéré que ni dëggantaan dañ la empoisonné woon fee ca prison. waaw mais ni ngeen ni daaw dañ ma arrêté woon du ni ngeen ni daaw fekkoon na ma feebar fekkoon na parce que man daawaati jéej la amoon problème si affaire bi ñuy tëj mosquée yi non pas mosquée yi. les filles voilées là bi école Jeanne d'Arc ne dañuy dàq ñi voilé duñ jàng si école bi. bon ci lañ doon def manifestation ci buntu école bi police jàpp ñu ci lañ ma déféré ma def 3 jours police plateau bi ñu déféré ñu dem parquet après ci laa génn le lendemain bi ñu ma bàyyee parquet ma ñibbisee jeudi la vendredi laa daanu feebar waaw ci laa daanu feebar ñu yóbbu ma évacué ma dem Sénégal yëpp jàppale ma vraiment yóbbu ma Europe faj ma quoi xam nga mu ñëwaat donc loolu après 1 an après bi ñu may jàppaat si koor bi passé affaire Covid bi la fekk ñu tëj jàkka yi ma ni waruñu tëj jàkka yi. parce que état du Sénégal dafa décréter ne nañ tëj jàkka yi bëgg tëj jàkka yi ba dem jàpp imam Léona Niassène bi jàpp ko dem convoqué ko seen police bi ba pare bàyyi waa Touba di julli bàyyi waa Ndiassane di julli xam nga ñemewuñu arrêté julli Touba dem arrêté julli Léona Niassène maanaam mooy justice à deux vitesses boobu noonu man ma génn nag def ci communication peut-être def naa ko ak noo xam peut-être xëy na communication ma ci meroon ni ma waxee et tout loolu lañ ma arrêté dañoo def offense xaw ma lan chef de l'État kërëb ay xaw ma lan outrage xaw ma lan agent wax donc alors loolu lañ ma defeere woon daaw. sa feebar bi wax nga sànq ne daanu nga feebar mais foofu yaakaar naa ne day aadu nga ñëwaat ci la moo la daloon par rapport ak rumeur yi nga xamante ne nii moom la ñu dégg ci sa feebar. waaw non rumeur yi man xam nga Sénégal moom gars yi ñëppay wax rek quoi Sénégal moom dañuy wax rek mais man. donc mosuñ la empoisonné en prison comme le prétendent les gens. kenn empoisonné wu ma yàlla moo ñëw feebar la man dama musa am feebaru biir maa ngi koy wax yàgg naa ko wax anytime man depuis booy dama am feebaru biir sama yaay moom xam na quoi donc alors lii maladie du Crohn la ci tubaab bi lañ xamee lan la butit yi ñoo yàqoon ñu dagg ko loolu kese la du leneen et puis man pour man empoisonné c'est-à-dire fan la ma nit di empoisonné quoi donc am na yoo xam ni vraiment loo ci wax nit tooñ ko soo nee dañ moo empoisonné rek da ngay Sénégal yi wax nañ ko na ñu bari wax nañ loolu mais defuñu lu dul tooñ kuñ ko jiiñ wala yooyu. kenn population la woon mais. mystique la lu ne wax nañ ko mais du loolu yàlla moo ñëw feebar la maa ngi sant yàlla léegi alhamdulilah feebar la woon ñëw na et puis feebar yàlla day teg nattu jaam maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi suivre samay traitement et tout. ñu gis ne itam première dame jugoon na pour jàppale la par rapport ak sa feebar boobu nga bañ yaakaar naa ne man bokk naa ci ñi nga xamante ne sax jot nañoo dem def reportage par rapport ak loolu ci ñenn ñi nga xamante ne nii ci sa ay jegeñaale lañ loolu noonu tey jii pourquoi ce refus. pourtant loolu wax naa ko waxaat doon bañ ñu am foo xamante ne jàpp nañ la fa ba dootoo waxati comme ni nga faral di ko defee. non pourtant wax naa ko sax loolu xëy na répétition lay nekkaat rek wax naa ni man du man maag yow ñoo yam ci Sénégal ak sama waa ji di filmer donc ak hôpitaux bi ñi ma tëdloon yeneen saal yi yeneen ay malade ñoo fa nekk te gisuma kenn ñëw fa proposer leen xaalis pour faj leen te pourtant ñoo ma gënoon feebar te pourtant ay sénégalais lañ carte d'identité lañ yor comme man passeport comme man tudd Modou Fall Ibra Diaw Astou Ndiaye donc lan moo tax man moo war a am privilège boobu lu tax man ñu war ma man faje man ay millions man ba pare bàyyi ñooñu loolu la quoi loolu la ma ni àq boobu man du ma ko def quoi
donc man ni loolu ñun dara jël noonu man fi ma tëdd maa ngi gis hôpital bi ay manquement yu bari du lal bu baax du mais ñu sonn ñoom donc état bi na jël xaalis boobu muy dem di fajee ay benn star na ko jël mu këpp ko si hôpitaux yi am xam nga matériel yu baax mën a taxaw malade yëpp maase ñëpp mën a fajondoo nañ jëm a def effectif bu baax jëm a def lu baax ci médecine ci santé bi comme ça nit ñi faju moo gën ñuy jël ay 20 millions 50 millions jox ko kii jël 100 millions jox ke loolu amul njëriñ loolu laa wax ma ne pour man xeex bi loolu occasion la woon si man pour ñoom aussi ñu xam ni dañu war a jug faj Sénégalais yëpp pas di faj ay nit yu siiw mais man loolu du question ñàkk parce que dafa may teree wax wala yu non mais dama ragaloon xaalis boobu quoi en fait parce que contribuable bi la alalu ñëpp la et que moo tax ma ragaloon te xaw ma ndax damay dee ou pas donc du ma bàyyi bay dee di lekk loo xam ne baaxul quoi waaw. leeral yi am na solo en même temps bu ñu xàmmee Abdou Karim Gueye c'est que rek combat bi nga xamante ne nii bokk na ci combat yi nga xamante ne moom ngay di mëne mooy rek xeex li nga xamante ne moom moo di wàllu homosexualité fii ci réewum Sénégal yaakaar naa ni récemment la ñuy wax rek ne dañ ko bëgg a criminaliser ba tax na nag ñu bëgg a def benn projet de loi yóbbu ko assemblée nationale ngir à ce que député yi daal di koy voté combat boobu noonu fan ngeen ci tollu jamono ji. waaw gis nga wàllu góor jigéen moom dama ci wax damay ci ferme quoi damay expliquer lu leer et dafa am ay précisions yu ñu ci war a def pour sénégalais yi xam ko man donc yàgg naa ko wax état Macky Sall pro-gay la Macky Sall dafay yor tànku jéegooy doxal góor jigéen Sénégal programme am la ci agenda am la bokk avortement médicalisé Macky Sall dafa nekk di dox éducation sexuelle loolu ci mi ngi ci biir ci suufu tiroir mi ngi ci tiroiru ci kaw table Macky Sall c'est-à-dire Sénégal day dem niveau international ci ay organisation ONU yooyu mu bokk di signer ay ratifier ay convention yoo xamante ni ñun loolu ñun duñ ko yëg ñun loolu moo indi affaire góor jigéen du affaire du tey depuis Abdoulaye Wade le protocole de Maputo dama koy wax chaque fois yàgg naa ko expliquer ne tubaab bi ñoom dañu teg seen programme boo xam ne ñu ngi ko tudd théorie du genre boobu nag mooy tout ce qui est bisexuel transsexuel homosexuel léegi loolu bu ñu góorgóorluwulee jaayante ñoom dinañ def seen kéemtulaay kattan pour dëggal fi góor jigéen balaa ñu quitter pouvoir bi parce que boo demee assemblée nationale dañ koy fekk ay députés yoo xamante ne ñoom dañoo bokk ci organisation yi ak ONG yi nga xamante ni dañuy jàppale góor jigéen yi biir assemblée nationale est-ce que comprendre nga donc loolu il faut sénégalais yi xam ko quoi Sénégal dafa mel ni xamuñu loolu que Sénégal Macky Sall def na fi ministère boo xam ni ministère u góor jigéen la bu am bureau boo xamante ni bureau buy taxawu góor jigéen yi la di leen saytu seen santé ak seen lépp les homosexuels bu ñu feebaree fii Sénégal bu ñu demee fële ca Dantec dañuy am ku leen di faj ONG ñoo koy fay ministère moo koy couvrir ndax ay subventions yuy jugee Europe di dugg ci bitim réew bi ci tubaab bi di dugg foofu na ko Sénégal yi xam que góor jigéen bu demee di faju du fay xam nga yow boo fay waree boo nee Dantec da ngay fay ordonnance ba jommi ñoom man maa yow dañuy jënd ticket mais góor jigéen du fay c'est-à-dire góor jigéen moo la gën a féex Sénégal yow moo ñu gën a nekk ci jàmm ci réew mi fii léegi nag ñoom c'est-à-dire seen plan mooy dañuy fexe ba doxal ko officiellement ñuy dof la ci kaw nit ñi loolu moo am xew assemblée nationale bi ñuy criminaliser loi wu viol yi nii loi wu viol di ko criminaliser mais avec député Mamadou Lamine Diallo ñoo ngi koy gërëm bu baax pas boobu noonu pas boobu moo si jàpp dañ ci dugalaale pour légaliser homosexualité ne kuñ ci jàpp te boo amee 18 ans garaawul contre nature ak contre nature Mamadou Lamine Diallo moo ko gis ne mais ñi dañ dof heureusement pas boobu moo si jàpp sinon dañ dooroon légaliser homosexualité ñi duñ se rendre compte parce que dafa am ay député yoo xam ne seen programme dafa bokk ci dugal ngóor jigéen ci kayit yi Sénégal ñu accepté ko ba léegi maa ngi koy wax te bu ma ko dalee wax ak ay yàgg léegi nag actuellement ànd sàmm jikko yi nga xam ni ñun ñëpp ñu ngi ci dañuy pare pour def benn manifestation bu mag pour affaire homosexualité parce que dañu bëgg ñu criminaliser ko parce que mag ñoom li ñu bëgg def assemblée ñi ngi koy def assemblée ñi ngi def seen ay loi d'habilitation di voter seen i loi li ñu bëgg def yëpp ñi ngi koy def parce que ñoom ñoo fa majorité bu dee dañu bëgg criminaliser homosexualité mais luñ siy xaar nañ ko def kon ni ko Cameroun defee ak ni ko yeneen dëkk defee nañ ko def mais parce que ñoom bi Obama ñëwee rek doy na explication pare guñu la ko wax mooy suñ paree rek après dañuy dem donc kon ñun sénégalais yi ñoo war a jug ferme Macky Sall musul taxaw benn yoon ne góor jigéen du am Sénégal te pourtant dañ ne président bu nekk kàddu askanam la yor askanu Sénégal seen kàddu mooy bugguñu góor jigéen lu tax mënul taxaw wax Sénégal bugguñu góor jigéen parce que lekk naa ay subvention encaissé na xaalisu góor jigéen ñi ànd nag ñoom lëkkaloog ñoom ba toll foo xamante ni mënul dellu ginnaaw ñun nag le peuple ñoo am fulla am suñu fayda am suñu jom sàmm suñu ngor càmm ndonoon mag ñi maanaam li nga xam ne église bi bugg ko jàkka bi bugg ko imam yi bugguñ ko prêtre yi bugguñ ko
même ceddo yi sax bëgguñ ko ñun ñu ñefe ba samp loolu dëgëral ko mooy ñu taxaw ferme ba keroog ñuy mën a changer assemblée nationale mën a couvrir suñuy valeur mën a fexe ba couvrir suñu réew wala fekkee juloo amagul ñu fexe mbedd mi fu ñu gis ko taxaw di wax waxi góor jigéen wala fu ñu jàpp góor jigéen ñu jàpp ko laxas ko pëna taal ko xam nga taal laxas ko pëna sotti essence taal góor jigéen. yu mel ni moom moo tax ñu déggoon ne en tout cas espace européen yow personnel non grata ga non ñoom dañu benn association homosexuelle bu nekk France ñoom ñoo ma porté plainte niveau Union européenne ne man je suis xaw ma lan dama terroriste la je suis nanti xaw ma lan homophobe ak wax lu ne léegi nag fu ñu def ma persona non grata mais moo tax benn affaire loolu Union européenne kii wu ko de accepté wu ko de ñoom ils ont voilà ils ont juste proposé xam nga yàq jar wax mais chaque pays dafa am réalité am man lu may doy Europe man damaa faale Europe c'est-à-dire xam nga mooy ñun nit ñu naxee mooy jeunesse Sénégal ñu bëri dañu am problème mu xeex affaire góor jigéen ne ndax loolu parce que dañu bëgg am accès ci ONG yi dañu bëgg dem France dem Angleterre man loolu lijjantiwuma ko man parce que damaa gëm ni man li may am Sénégal laa koy amee man dem naa Europe dem naa Allemagne fa laa fajoo pare fa dem France sama soxna day ñëw vacances nii moom Europe France la nekk appartement la yor foofu mais laaj ko day wax bay bëgg de man bugguma dem Europe bugguma dem France c'est-à-dire dama bëgg man Sénégalais yi comprendre ni au fait France Europe dara amu fa Afrique ñëpp le monde entier on les a braqués en Afrique sauf l'Africain ñun on a tout gëm bi rek moo ci des Sénégal réew la boo xam li fi nekk amul fenn léegi nag ñun mënuñu nag ne dañuy yee askan wi nous sommes dañuy éveiller dañuy conscientiser jeunesse masse bi dañu war a fexe ba nit ñi gëm dëkk bi ba ñu bàyyi fi dëkk bi di daw di lagari Europe topp ci ginnaaw tubaab bi di daw wax dëgg yàlla man gisuma loolu pour man bu fekkee am na ku ñu war a topp ñun la tubaab bi war a topp man ci ñi tubaab bi war a topp laa bokk te loolu laa gëm utiwuma dara Europe maa ngi sant yàlla bu baax te képp bépp jeune bu gëm li ma gëm ñëwul fi nga jaayante nga liggéey xaalis bi ñuy jël di ko dugal ci ay gaal di ko def ci ay dem Europe ça sert à rien du tout bi may jug di xeex di wax affaire góor jigéen wax nañ ma ko ne ma Karim li ngay xeex nii boo ko def boo moytuwul doo dugg Europe wala doo am subvention damay ñaan yàlla musal ma ci subvention tubaab yi. Karim xëy na question bu ñuy mujjee rek mooy que ne gis nañu itam ci sa benn vidéo bi nga def récemment di wax à ce que rek ñu ubbi jàkka yi fële ca Tivaouane nga jot ci nag ay commentaires yoo xamante ne nii xëy na xaw na dëgër ci sa côté foofu noonu lan nga ciy wax rek ñu tënk. waaw déjà dama vite fait rek mu bañ la ko kii guddal xam nga dama ñaan rek quoi. parce que dafa bëri du sax Tivaouane kese maanaam ñëpp ñuy wéyee ci ndigalu xalif Tivaouane sëñ Babacar Sy Mbaye Sy Mansour yàlla na ko yàlla dëgëral bàyyi ko fi mu yàgg fi lool dafa bari ay jàkka yoo xam ni à Dakar fii ak ci yeneen régions yi ci ndigalam la ñuy doxee te moom ba mu tëjee jàkka yi ba tey waxaatul nañ tëji jàkka yi te jàkka yu ba léegi mi ngi tëj ba weer koor bi dugg na te tëji wuñ ko alors ma gis ni koor gi une semaine moo si des alors ci laa def benn vidéo ne dañ koy ñaan parce que mënuñ ko gis moom dafa ne parce que ñun dem nañ Tivaouane lépp te dama doon profité ne suñ ko gisee man naa ko jëm waxaale loolu mais mënuñ ko gis léegi ma def live ne ñu dimbali ma ba live bi mu jot si bu fekkee ni mën na ne ñu ñaan ko mu dimbali ñu rek mu joxe ndigal ñu tijji jàkka yi ci ndigalam parce que jàkka yi ñu tëj dafa bari loolu laa wax léegi nag bon y a des gens qui l'ont mal interprété gis ni peut-être aw ma droit ñaan sëriñ bi aw ma kii mais man dama jàpp ni yéen ci Yàlla Muhammad sax dañ ko doon ñaan parce que fii xalif murid ñun ñaan nañ ko fi dem ba si moom ñaan ko ne ko mu addu si wàllu góor jigéen ñi ne ko Sénégal nangam mu wax mu expliqué ñu carrément nañu Sénégal li Serigne Touba doon xeex mi ngi fi xam nga dem nañ ci xalif Ndiassane dem nañ ci xalif Léona Niassène ñaan leen donc kon war nañ mën a ñaan si jàkk yi ñu tëj distanciation yi sax dañ ko war a arrêté Covid bi amul doole Afrique ñëpp xam nañ ko bu fekkoon Covid bi li muy rey Europe noonu lay def Afrique kon ñun jeex nañ donc kon gisuñu fii lu tax ñuy tëj jàkka mel ni ku tëj ay PlayStation état du Sénégal moo taxoon ñu tëj ko donc nañ ko tijji loolu laa ko ñaan gars yi tijji nañ baar yi tijji nañ boîte de nuit yi tijji nañ lépp moom laa wax imaam yi ligue des imams ba ma nekk ci kaso bi daaw si koor gi maa ngi gis ñu def déclaration imam Ismaïla Ndiaye def déclaration ne ñoom tëj nañ jàkka yi au nom des imams des imams xaw ma ulama xaw ma lan mais bi ñu defee loolu ba léegi defuñ déclaration grande mosquée dañ ko tëj mais lan moo tax ñuy tëj jumaa yi te ñoom ñu gis ni état bi taxoon ñu def ko ñoom état bi tijji na làmb gi tijji na nawetaani bu commencé xale yi dañuy fubali boîte de nuit ñi ngi doon baali lan moo tax ñuy tëj jàkka yi jàkka du benn salle PlayStation boo xam da lay neex nga tëj ko la mu neex la nga tëjji ko loolu laa wax mais sëriñ bi dama ko ñaan rek xam ni ñoom ñaan rek laa mën def si moom waaw te xam naa ni xëy na nag ñi ko mal interprété ñoom mal interprété mais li ma wax man loolu kese la aw ma sañ-sañu taxaw di imposer benn sëriñ dara mais am naa sañ-sañu en tant que musulman
en tant que koo xamante ni sax man sama papa man taalibe sëñ Babacar moo ko jox wér man am naa sañ-sañ yu taxaw ne man ne damay ñaan sëriñ bi pour mu wax ñu tijji jàkka yi di ñaan te na ngeen tijji jàkka yi doon na si baax ngeen tijji jàkka yi ñu mën a delloo Sénégal ci dal ak ci jàmm quoi. jërëjëf Abdou Karim Gueye waxtaan wi am na solo ñu bàyyi la rek nga joxe say kàddu yu mujj. waaw kàddu yu mujj yi moom dañuy def appel ñëpp képp koo xamante ni musulman chrétien ceddo loo mën a doon le 23 mai bi dañuy wax képp koo xamante ni yow gëm nga ni Sénégal dañu fa war a xeex ngóor jigéen criminaliser ko ñu ngi lay woo pour nga ñëw Obélix mobilisation boo xamante ni manifestation pacifique la pour ñëpp génn ñu wan opinion internationale bi ne leen ñun dañ ne non à l'homosexualité alors te aussi dafa am ay yoo xam dañ ko bëgg def tamit ci daara yi et tout ak nitu dëgg valeur incha allah xam naa nañ ci delluwaat baax a baax di leen gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. Abdou Karim Gueye ci sa disponibilité di leen jaajëfal itam mbokki internet yi di leen wax rek ne waxtaan bi noonu la toll woon di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.